su formation bi naam jeex na gunge dina ci am topp bi wax dina ci am pour insérer leen ci liggéey bi. waaw li ñu fi indi tey dañoo ne woon nemmeeku si ay ndaw yoo xam ni bi ñu dafee maanaam woote pour xool ñan ñoo bëgg a def formation ndaw yooyu bokkoon si ñu sélectionné leen pour former leen formation yi nag dañ koy def si biir benn projet boo xam ni mi ngi tudd PDCG muy projet boo xam ni Banque africaine de développement ak État du Sénégal ñoo lëkkaloo pour taxawal projet boobu. Office national de formation professionnelle liy wàllam ci projet boobu mooy li nga xam ni dafa jëm ci métier pétrole ak gaz ñu jukki ci lu mat 2000 jeunes pour mun leen a former ci métier yooyu. li nga xam ni nag moom moo yees ci doxalinu ONFP mooy tooguñu suñu bureau rek génnee ay métier ne dañuy former ndaw ñi ndax loolu mooy indi souvent boo former ndaw ñi ba pare pour ñu am liggéey dafay jafe. ONFP li mu def mooy dafa dem seeti ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum pétrole ak gaz laaj leen lan la ñu soxla comme main d'œuvre qualifiée ñu jox ñu ay métiers semaine yi ci ginnaaw gis ngeen ni defoon nañu atelier ba ñi nga xam ne ñooy experts yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk secteur privé daal di valider métiers yooyu ci biir métiers yooyu nag la ñu tànn 500 jeunes yoo xam ne dañ leen war a former muy ay métiers manager de station muy pompiste muy laveur graisseur muy caissier donc ak yeneen métiers yoo xam ni ñu ngi liggéey pour gis yeneen métiers yoo xam ne mën nañ ci former ndaw ñi ndaw yooyu nag buñ leen former am na ñoo xam ni bu si yàlla àndee xëy na seen liggéey mën naa taxaw ndax structure bi ñu waxal dafa am soxla bu jàmp waaye nag xëy na du ñëpp la structure bi mën a jël mais ñi nga xam ne ñoo fi nekk yore ay station bari nañu te xëy na ñoom itam soxla nañ main d'œuvre qualifiée donc loolu mooy doxalin bu yees bi nga xam ni am nañ ko ndax loolu dafay tax rek li ñuy wax adéquation diggante li nga xam ne moom la entreprise bi soxla ak formation bi ñuy def mu mun a am méngoo mun a am lëkkaloo waaye yebuñu ci loolu yéen ñëpp xam ngeen ni président Macky Sall décidé na jël insertion dugal ko biir ministère formation professionnelle direction insertion boobu nag dina am taxawaay bu bees boo xam ni dinañu fexe ba képp koo xam ni defal nañ la formation ñu xool nan lañ lay toppee ba formation bi nga def nga mën a am liggéey waaye nag il faut ñu wax tam ni liggéey bi ñuy wax emploi salarié état mënul créer emploi salarié boo xam ni képp ku demander liggéey ñu jox la ko loolu moo tax ñuy gën a ñaax jeunes yi ci lu ñuy wax entrepreneuriat ak auto-emploi mu nekk aussi loo xam ni am nañ ci ay formation yu bari te ci biir programme PDCG bi ndaw ñi nga xam ne dañ leen di former te ñu am seen plan d'affaires bu ñu paree bëgg financement projet PDCG bi am na à peu près 2 milliards yoo xam ni plan d'affaires yooyu dañ leen a bëgg a financer pour que ñoom itam ñu am seen liggéey bopp mun a am seen métier bopp kon lii moo indi woon tey suñu ñëw ci biir fii pour seet ci ndaw ñi pour féliciter leen encourager leen waaye itam gën leen ñaax pour que ñoom itam ñu nekk ay relais ci yeneen ndaw ñi ndax suñu gëm-gëm mooy formation professionnelle dafa am taxawaay boo xam ni jafe-jafe yu bari mën nañ ko régler waaye nag pour loolu il faut que ndaw ñi itam nangu ñëw def formation professionnelle. waaw dañuy tàmbali rek di jaale sunu rakk yi sunu mag ji xëy na nga xam ni yàlla dogal na seen bakkan des ci li nga xam ne dañ ko doon def muy immigration irrégulière ñu ngi jaal seen ay famille di wax rek ni loolu nga xam ne ndaw ñi def nañ ko dafa nekk rek ni doomu sénégalais dafa am lu ne ci moom muy jom muy fit waaye itam bëgg teddal say waajur loolu mooy indi ndaw ñi ñuy def lii nga xam ne ñu ngi koy def loolu nag dafa nekk yoon boo xam ni du yoon bi ñu war a jaar pour mën a tedd ku bëgg a def émigration am na yoon yoo mën a jaar ba nga xam ne di nga dab
nekk fa tedd mën a ñëw teral sa ay waajur. loolu moo tax appel bi nga xam ne ñu ngi koy lancé mooy ndaw ñi bu ñu perdre espoir waaye itam dafa am loo xam ne foog ñu wax ko parce que Sénégal ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko bokk mais am na ñoo xam ni seen ay wax ak seen ay acte dafa dem ba dugal ci xel ndaw ñi ni mënatuñoo tekki biir Sénégal mënatuñoo liggéey biir Sénégal mais loolu ñi koy def mooy ñi nga xam ni lépp lu état teg ñu gis ci naka su dul noonu lépp lu état teg ñu ne baaxul ndam ba dugal ci bopp ndaw ñu ne Sénégal mootuñ fee toog mootuñ fee teg mais may wax jeunesse bi ne leen Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni kii nga xam ni moom la fi moom la fi yàlla teg muy président Macky Sall dafa taxawal ay programme taxawal ay kuréel yu mat sëkk yoo xam ni bu ñu fa jaaree xëy na li jafe muy liggéey walla muy qualification ndaw ñi mën nañ ko am ba nga xam ne dinañ mën a toog biir Sénégal bii liggéey fi tekki fi loolu moo tax programme PDCG bi daf ci am volet bu am importance bu weesoo li ñuy wax qualification maanaam jox nit ki métier dafa am tam loo xam ni daf see taxaw muy wàllu entrepreneuriat ndax gëm nañ ni emploi salarié kese mënul régler problème emploi des jeunes mais il faut que ndaw ñu aussi nangu dugg ci entrepreneuriat daf auto emploi loolu moo tax ndaw ñi nga xam ni formé nañu leen nañu xam ni programme PDCG am na enveloppe bu à peu près 2 milliards boo xam ni bépp ndaw bu ñu formé nga am sa plan d'affaires nga bëgg a lancer wu dans l'auto-emploi ou dans l'entrepreneuriat boo defee un plan d'affaires bancable éligible projet PDCG mën na la financer mais bu weesoo loolu yéen ñëpp xam ngeen ni DER existe na son excellence le président Macky Sall bi affaire mbënd bi commencé waatee dafa joxe instruction ferme wax ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion wax waa DER délégation à l'entrepreneuriat rapide nañu lëkkaloo jéem a xool nan la ñuy tàggatee ndaw ñi jox leen qualification bu ko defee ñu mën leen a financer ñu am li nga xam ni moom la ñuy wuti bitim réew ndax suñu gëm-gëm mooy toog Sénégal tekki fi c'est bien possible. Merci.